Midi Culture. l'accident bu metti moo am suba ak tey ca Petit Mbao ñetti doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan fukk ak juróom jële ci ay gaañu-gaañu yu metti di ngeen dégg kon faram fàcce geek Pape Madiakhate Sarr ma ca yam fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama itam ñoo ñàkk seen bakkan ci ay dënnu diirub bi nawet bi doo rek léegi fekk booba kon stade ba nekk ca Mbàkke Bawol léegi tey ñu toxal ko sabab li moo di kon njabootu ko diine ga fa nekk ñoo ko daal di sàkku ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké reportage bi tey ñu jaglele ko kon ñiy liggéeyee ci mbalit mi ak jafe-jafe yi ni jànkonteel rawatina jamonoy nawet bi li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jaglele aada ak cosaan mu gën caa fës kon tontul Iba Der Thiam ci taarixu Sénégal bi mu doon bindaat ñenn ci gone yi nga xam si tamit jamono ji ñi ngi ci ëblal loolet dees na ko waxtaane ci bile jotaayu xibaar ba ci orchestre Dandele ñol nataal bi gan gi ak li yëglekaay xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoog Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mboolem auditeur bu 99.4. mi ngi noonu kon nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy dugg ak yéen ci yaatal gi ak l'accident bu metti boo xam si am na subaka tey ca Petit Mbao foofee nag kon benn Njaga Njaay daanaka moo fa daal di def musiba ba ñetti doomu aadama daal di ci ñàkk seen bakkan fukk ak juróom tamit daal di ci jëlee ay gaañu-gaañu ca loolee tamit sunu naataango Pape Madiakhate Sarr daal di na ci yam ñu teewlu ko. Petit Mbao rang-rangu oto yi foo teg sa bët daanaka seen la ci suufu pont bi ñaari oto yi mbëkkante ci accident bi daal di nor bu jéggi dayoo góor gi bàyyeekoo ca Touba accident bi ci kanamam la xewee boori ay 6 heures du matin. accident bi ni mu demee mooy Njaga Njaay bi ak bis bi 2 voies la woon oto ñoom ñaar 2 voies dañoo jiit leen 2 voies lañ def ñuy daw biñ ñëwee ba egg si kàmb gi xam naa bis bi xamul kàmb am na fi wala amu fi mu ñëw na daga ci kàmb gi pneu bi tourné bis bi tourné moom moo tournel boppam waaw Njaga Njaay bi daw na bay bëgg a dee dafa daw bay bëgg a dee bi muy freiné man yaakaaroon naa ne moom dina këpp parce que man oto laa yor sama caabee nga nii sama jabar moo leen dem Touba moo dugal ko oto ba pare yem ma ne lii mënu ma koo seet am na ñu bëri ñoo xam ne ñun ñoo leen génne ci oto ci Njaga Njaay bi deewaguñu yuuxu yi bëgg a dee deewaguñu mais dem nañ ba nga xamante ni mais sappoor yi wax dëgg yàlla ay jàmbaar nañ mais buñu leen wooyee nañ ñëw 3 personnes yoo xamante ni dañuy tëdd di yuuxu ba sedd guy. ñaar fukk ak benn victime ñetti doomu aadama ñàkk ci seen bakkan ña ca des am ci ay gaañu-gaañu bëti xonk coy kanam gi yërëmtalu ngóor si kenn ci ñi ñàkk seen bakkan ci accident bi rakam la. ba ma ñëw ba assisté laa gis ki ci dee muy sama rak la waaw ci Njaga Njaay bi apprenti Njaga Njaay bi la chauffeur bi man maa ko jàngal métier sama rak la aussi waaw man maa ko jàngal métier. moom nag la muy ñaawlu mooy kilifa yi nanu banqué seeni yoxoo ci pax bi nga xam ne moo indi accident bi. autorité yi soxna si dañuy seetaan askan wi autorité yi mu ñu xëyee dañuy jël péage bi dem seeni yoon yaa ngi dégg péage bi amul benn problème nañuy jaar ci di dund li askan wi dund fii ci kaw tali bi dafa metti yow loo xamante ne même pas 5 minutes gars yi taxaw defar ko ñu taxaw seetaan ay doomu aadama di ci dee oto bi barke démb Njaay maa ngi koy wax gars yi waa kàmb gi nekk Petit Mbao ni ñu koy sóoraale ak Grand Mbao maire yi lu ñuy jëriñ. accident yi di wéy di faat doomu aadama yi ci tali bi sapeur pompier yi di ñaax dawalkatu oto yi ñu daw ndànk dal ndànk ngir mën a egg fa ñu jëm ci jàmm ba mën a sàmm seen bakkan. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Madiakhate Sarr ca fitna boobee sax la ñuy des Dior Mbodj. ca la ñuy des ndax capitaine Yatma Dieye bu compagnie des sapeurs pompiers dikkaat na ci xew-xew wekk na mu demee ñu teewlu ko. accident boo xamante nii nit ku oto mbëkk la Grand Mbao bi ñuy génn nag ñoom bi ñu yegg see croisement Petit Mbao la ñu tombeek benn camion frigo boo xamante ni dafa mbëkk benn Njaga Njaay bi ñu ko mbëkkee nag daf ko dóor ci poteau passerelle bi nga xamante ni moom moo nekk fii ci Petit Mbao bi ñu yegg see nag gis nañ ni am na ñaar fukk si ñoom ak benn yu ci am lor ñett ñi ñàkk nañ seen bakkan juróom yi am nañ ci gaañu-gaañu yu metti fukki ak ñett yi tamit am na ci gaañu-gaañu yu xaw a yemamaay bi ñu yegg see nag indi nañ fi lu toll ci fukki oto ñaari ay ambulance la ñett yi kilifa yi ñoo ko yoroon sapeur pompier yi nag toll woon nañ ci limu fanweer ak juróom situation mel ni nag daf ñuy ñaaxaat ñun ñëpp ñu bokk tali bi pour ñu respecter li ñu naan code de la route wàññi yenn xel yi wàññi double yi nga xamante ni dañ ko def ci anam yoo xamante ni gënul liñ ñu wax nag ci accident bi li ko waral mel na ni dafa am kamb gu nga xamante ni moom moo nekkoon fii ci croisement bi Njaga Njaay bi nga xamante ni day moytu kamb gi ñëw na dugg ci aksu camion frigo bi boobu la ko frigo bi tamponné waaw fi mu ne nii luy mel ni hôpitalu Pikine hôpital général bu Grand Yoff hôpital Le Dantec hôpital principal jël nañu ñëpp ñi nga xamante ni daal ñoo ci abal leen foofu noonu fi mu toll nii nag identification bi maanaam ni leen di ràññee mënuñu woon toog ci bërëbu l'accident bi di koy def ndaxte dañu am ay gaañu-gaañu yu tar waaye lépp lu nga xamante ni moo ci war rek fii yëpp ñu yegg kër docteur sapeur pompier yi nekk ñoom ci ambulance yi dina leen di identifier ba seen i waajur ak seen i mbokk ak xarit ak dëkkandoo ñu mën leen wax ni que fii ak fii la ñu nekk ak ñii la
mu nekkoon kàddu yu colonel Yatma Dieye doon dellusiwaat kon ci l'accident bu metti bu am suba ak tey Papa Madiakhaté Sarr moo taataan ay kàddoom ñu wax kon ci leneen ñoo feneen foo xam si tamit ay doomu aadama ñoo ngi ci ñàkk seen bakkan mu di dënnu yi. dënnu yooyee nga xam ni saa suy taw lay faral di am daanaka li ñu xaymaagul mooy 20 doomu aadama yu ci ñàkk seen bakkan ci biir Sénégal gépp moo tax nag rédaction bu King FM def ci ab jàngat ñu teewlu ko Ndeye Mati Dieng. fan yi bu génn ndox mu takku wàcc ci gox yu bari ci Sénégal ndakaaru bokk ci ëppale ndox moomee nag jur ay loraange yu bari ndax bu weesoo inondation yu mu andi ba ñu bari toxu ci seeni dëkkuwaay mu faat itam ay bakken ci anam yu wuute wante bi tiital askan wi nag jamono ji mooy dënu yi nga xam ne faat na lu ëpp ci 20 bakken ci loo xam ne matul sax benn weer bi ci mujj samedi bu ñu génn la xew ñaari xale yu góor ñàkk seeni bakken kenn ki Parcelles Assainies keneen ki Sacré-Cœur boobu fekk na ñetti mool ñàkk seen bakken ci géeju Soumbédioune bi ba noppi Kaffrine as ndaw soo xamante ne ay atam tolloon na ci 30 mu doonoon itam jigéen bu wérul toll ci juróom-ñaari weer moom it ñàkk bakkenam ca benn village bu ñuy woowee Canga El Hadji bokkul ak xale bu góor bi toll ci 24 moom it dënnu bi rey ko ca Louga lii dong nag du lim gi lile nag tax ba askan wi def ab taxaw seetlu di laajte ndax ay paratonnerre muy jumtukaay yi nga xamante ne moo ñu waroon aar ci dënnu bi ak i loraangeem ndax am na ci mim réew ndax jamono ji ñuy waxee ne Sénégal am na 5250 paratonnerre dënu yi jot nañoo rey 20 bakken wala sax lu ko ëpp. jaajëf Ndeye Mati Dieng ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-benn simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. ñu wax ca stade ba nekk ca Mbacke Bool mu mel ni kon boo moytuwul léegi tey ñu toxal ko. njabootu sëñ Maam Mor Diarra musuñu koo bëgg ñu tef fa stade boobule ba tax na daal ñu jàpp ni daanaka dafa dend ak armeel dend ak fa nga xam ni Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul fa la juddoo ba tax na daal bu ñu sañoon ñu jëlee ko fa moo tax ñu daal di koy dégtal ki nga xam ne mooy xalifa général kullu murit di Serigne Mountakha Mbacké gannaaw ba mu fa demee démb ñu teewlu seen joytu yooyee ci waxukaay Serigne Saliou Seck. armeel yu mag yi mag ñi daa denc mag ñi mi ngi nii sa ci tali bi sëñ Mbacké Mor ak sëñ Bousso bi ña nga fee seen diggante nag powukaay xaju ci na bëggoon nag lépp luy tax pami mën fee toxoo su mënee am nga ñaan ko ñi nga ko war a ñaan waaw sëriñ bi Mbacké gii fi la sëñ Tuubaa gane àdduna kon nag ni la sëñ bi ittee la dara ñërul lu tax sëñ bi am ndam ci lépp lu mu bëgg te am na ko ndam bu yàgg waaye luy tax ndamam li saa su ne mooy si itte lii de ci la bokk fab ko sëñ Mor Bousso faboon bassa muy tuuti mu tudd ko jóg fi bàyyi ko fi battaleen nañ ko teg ci loxo sëñ Basiru ñu tokk ci loxo sëñ Basiru wéccu wuñ jàpp ko jeex bu yàgg nga yàgg nii la ko yàlla dogal dëgg la Mbacke jërëjëf insha Allah mi ngi noonu kon nekk ay kàddu njàmbat jëm ci ñu toxal stade ba nekk ca Mbàkke yegsi nañu ci reportage bi tey nag ñu jaglele ko ñi nga xam si ñooy liggéey ci wàllum mbalit mi jamonoy nawet bi nag daanaka seenub liggéey da doon gën a jafe waaye bu ñu yegsee ci nawet bi ci la ñuy gën a jànkontee ki jafe-jafe tax tamit kon ñuy daal di woo nguur gi ngir ñu daal di leen di gestu reportage Dior Mbodj. ñuy liggéey bu am solo lool ndax ñoom ñi le ñooy bale mbedd yi ba mu set ba neex a xool seen liggéey nag nekk liggéey bu metti lool rawatina jamonoy nawet mbalit yu tooy xëpp boole xet gu bon la ñuy jànkoonteel saa su nekk muy jafe-jafe yu ñuy dund bés bu yàlla sàkk comme ni ñu ko soxna si di xamle. dañuy taw te day salte mbalit mi bari na xeeñ na amuñu matériel efficace bi nga xam ne doy na muy ay gants yi nga xam ne war nañ ko liggéeyee di pelle boo xam ne war nañ ko tonne métti na daal mais buy taw te nga xamante amoo yëre toile mënoo nekk ci taw bi di bale ak ci sa yëre noonu muy tooy nga jële ci sibiru xam nga da ngay sonn bu boobaa. du moom dong mooy dund lu ni mel ndax kat balekat bi ñu taseel mi ngi gàddu baleem sol tëneem moom it lii la ñu xamal. ñun sonn nañ ñun jigéen ñi te dañu war a xam ne tamit ay jigéen lañ am na ñoo xam ne bu ñu paree seen liggéey nañ leen bàyyi ñu dem parce que dañu war a toog gi seen kër mais xoolal nga xëy si 7h30 ñu ne 1h30 nga fiy jógee 11h midi nga pare lañ la sant te da nga war a toog ba 13h30 man foo kaa boobu rek laay waxee ñëpp a yamuñu. ak jafe-jafe yooyu yëpp ñuy dund ñoom ñi lee nga xam ni ñooy liggéey ci wàlluk mbalit mi rawatina jamonoy nawet li ñuy sàkku kay moo di nguur gi daal di leen di bàyyi xel bu baax a baax ndax kat mbaam dafa tuut waaye ci jur gi la bokk. di ko jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj Midi Culture midi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili.
bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM yëpp. fay nañ la soxna Kumba Ba kon xibaaru bitim réew dañ koy door rek réewum Tunisie mi doon amal ay élection niki démb kon jamono ji ñi ngi xaar rek lu tukkee ci sóob bu njëkk bi. premier tour bu élection présidentielle ba kon amal nañ ko démb ci dimanche ci fukki fan ak juróom ci weeru septembre participation ba nag ñu ngi ko xayma ci 45% maanaam téeméer boo jël. ñeent fukk ak juróom ci ay doomu aadama ñoom ñoo dem nag voté ji ñaari candidat yi nga xam ne jamono ji daal nee nañ ñoom ñoo qualifié pour dem ci second tour ba waaye ba tey amul ay chiffres officiels yoo xam ne fësal nañ ko démb ci guddeek léegi kon agence bii di ICIE moom mooy instance bi nga xam ni moo yor lépp lu jëm ci élection yeeg nuñ koy doxalee ak résultat yeeg yu ne mel ñoom nag tàmbali nañ seen liggéey di collecter di analyser résultats yi nga xam ne ñu ngi jógee ci ñaar fukk ak ñeent gouverneur di équivalent wu kon ay département yi nga xam ne moom la dëkk ba am résultat préliminaire yi ba tey kon kenn xamagu ko benn pàcc ci tunisien ya nekk ci diaspora ba ñoom ba tey ñu ngi voté kon tey jii la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom mooy vote ba foofee ca San Francisco. ca République démocratique bu Congo daanaka ab bateau moo fa suux ba tax ñu bari ñàkk ci seen bakkan. fanweer ak juróom benn ci ay doomu aadama ñoom la ñu gisagul ba tey ci naufrage bi nga xam ni bateau bi doon transporter ay marchandises ak i passagers ci fleuve bu Congo ci région bu Kinshasa capitalu République démocratique bu Congo ñi ko xamle di waa police ba juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci ay doomu aadama ay rescapé la yoo xam ne rawale nañ leen li nga xam ne moom moo indi boobale accident nag ba tey ñoom xamaguñ ko colonel Pierrot moom moo ko xamle moom mooy porte-parole bu police ba bilan yi nag nee nañ boo gisee mu diisee ñi dafa fekk ni passagers yi ñu bëri ci ñoom soluñu woon lii di ay gilet de sauvetage te it ñu bëri ci ñoom mënuñoo feey ñu daal di dem ca Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé jamono ji ñi ngi xaar dogal bu tukkee ci procureur bu cour pénal international moom Fatou Bensouda moom nag tey ji am na ba minuit tey ci altine ji fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre ngir wax ndax dafay def appel am déet ci ñu bàyyi ki nga xam ne moom mooy Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé ci acquittement bi ñu leen defaloon fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi ñu génn ka nekkoon njiitu réewu Côte d'Ivoire kon moom ba tey ca Bruxelles la nekk ñu teg ko nag sous contrôle judiciaire ba tey kon amagul autorisation bu tukkee ci cour pénal international ngir jugee ca capitale belge boobu ci jamono ji nga xam ne kon ca réewam di Côte d'Ivoire ñu ngi fay waajal élection paluk njiitu réew nga xam ne ñu ngi ko jàpp ci weeru octobre bi ñu dëgmal ci atum 2020 décision kon bu Fatou Bensouda dogal bi muy jël ñi nga xam ne ñooy askanu Côte d'Ivoire ñu ngi koy xaar bu baax ndax bu fekkente ne dafa defaat appel kon Laurent Gbagbo du mën a delluwaat ca réewam di Côte d'Ivoire fii la ñu yem joor kon ci xibaar yi soxal wàllu biti réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. xibaaru tàggat yaram yi kon joor dañ koy tàmbalee wax ci coow li am ci stade ba nekk ca Mbàkke mu nekk lu kenn xaarul woon sërif xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké moom daanaka dafa bett ñu bari ndax démb moom moo demal boppam ba fa nga xam ni moom moo di ca Mbàkke foofee nag ca la daal di xoolale boppam ak i gëtam fa nga xam ni fa la stade ba daal di nekk nag ñu jàpp ni foofee soriwul dara ak fi Cheikh Amadou Bamba Khadim Rassoul juddoo waaye tamit dend na ak sëgi mbusoobe ba tax na daal mu daal di demal boppam ba ca ka nga xam ni mooy Abdou Mbacké Ndaw di maire bu Mbacké moom nag daal dina ko wax bëgg-bëggam nee na su sañoon ñu daal di yëkkati armeel yooyu ca na mu gën a gaawe moo tax sax Abdou Mbacké Ndaw di maire bu Mbacké daal di xamal xalif général des mourides ni ko li mu wax dégg na ko te dina def kéem kàttanam ba ñu amal li nga xam ne mooy ab conseil municipal ca na mu gën a gaawe ngir fexe ba daal di jëfee ndigal lu ni mel ñu daal di wax lu soxal rek ba tey football ak milieu terrain bu US Gorée nekkoon tamit ancien capitaine des Lions de moins de 20 ans di Roger Gomis moom nag daal dina xaatim ab contrat ci club tunisien di Athletic Club Bigertin kon jàppale ni ci diiru ko ñetti at ci la fas yéene daal di rek wéyal li nga xam ne moom moo di carrière am foofee ca Tunisie kon mu mel ni que Sénégal daanaka championnat bi ñi ngi wéy rek di am ay départ muy joueur yoo xam ni dañuy daal di xaatim ay contrat jëm fa nga xam ne moom moo di bitim réew
ñu wax lu soxal Écho des Lions wax ci Diao Baldé Keita moom international sénégalais bi nag démb daal dina wane boppam daal di rek dugal but ci match bi doon dox ci diggante AS Monaco ak Olympique bu Marseille kon loolee nag tax na ba sax ñoom ñu daal di mujjee gagné match bi doon dox seen diggante ak Marseillais yi kon 4 bal ci 3 kon jàppale ni kon Olympique bu ASC Monaco kon moo daal di nekk ci 5e place ci classement ci Ligue 1 française bi nga xam ni ñi ngi ko doon ndar képp 5e journée yi ni ki démb kon mu nekkoon match bu metti kon doomu Sénégal bi daal di ci dugal li nga xam ne moom moo di ab but ñu daal di wax rek lu soxal basketball ak coupe du monde bi doon am ci Chine jàppale ni kon Espagne jamono ji moom mooy championne du monde gannaaw ba mu wutoo États-Unis mi ko nekkoon kon jàppale ni démb ci dibéer ji la final boobee doon am Argentine nag ci lu ni mel la Espagne daal di gagné Argentine 95-75 jàppale ni kon 3e place bi sax kon mu nekk nag ñaareel bi yoon Espagne di gagné li nga xam ne moom moo di coupe du monde gannaaw ba mu ko gagné ci atum 2006 jàppale ni sax réewum France moom moo daal di rek gagné li nga xam ne mooy 3e place bi gannaaw ba mu ñàkkee woon demi-finale bi kon démb dóor na Australie 67-59 kon France moom moo daal di mujjee gagné li nga xam ne moom moo di 3e place ci coupe du monde boobule kon Serigne Saliou Seck li moo fi ruuse woon ci xibaaru tàggat yaram. mi ngi noonu kon xibaaru tàggat yaram yi foofee lan ci yam xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee kon wax ci coow li nga xam si moo jur ci bindaat taarixu réewum Sénégal. moo tax sax polémique yi booba ak léegi kenn ku ne yaa ngay génn di ŋàññ ak di ngat moo tax sax ñu daal di fësal ab communiqué ci communiqué boobu sax Bader Thiam daal dina rek tontu ñi nga xam ni ñoo koy song fu nekk booba ak léegi indi na nag ay leeral ci li jëm ci wàllu ko ceddo yi nga xam ni woon dañ ni woon histoire bi daanaka këri diine yi rek ci la daal di wax moom nag weddi na loole nee na nag daal muy ci ceddo yi ba ci famu njegéen bi loole lépp daal nag leer na nañ moom sax comité de pilotage bi daal dinañu préciser daal ni ñoom ñi le nag daal kon amuñu leen loo xam ni président Macky Sall moom moo ko créé. ñu daal di wax kon wéyal jotaayu xibaar yi caada yi ci King FM wax kon ci lël yi nga xam si ñenn ci ay gone yu góor ñoo ngi ci jamono ji saa ñu duggee rek ci vacances yi ci lañ koy faral di gis gannaaw ba ñu xarafalee xale yooyu le dugal leen ci lël yooyee mu nekk nag barab boo xam dañ leen fay yar waaye tamit yee leen fa ba ëllëg bu ñu nekkee rek mag yi jëm doon nag mag yoo xam ni daanaka gindiku nañ ci àdduna Serigne Saliou ñu déglu ci Ndeye Mati mi demoon ci benn lël bu ne ci Pikine Icotaf. man 7 ans. man 9 ans. 7 ans. ay tuut tànk yu góor lañu ñoom ñëpp sol ay robb yu weex gàlloo ay téere yu ñu ëw ak perkaal xale yi ci lël la ñu nekk fii ci école 3 ba nekkee ca Pikine Aliou Diop mooy seen bootal. biñ dalee def lii ak léegi am fukki at ak juróom benn lii li ko wundu du ñooy jongal rek dem dafa am ay encadreur ñu ñoo ni jongal mais dañu am ay médecins spéciaux ñoo xam ñoo ñooy ànd dafa am ci biir ku ñuy wax ngaaman mooy jongal kat am xumux borom xam-xam lay nekk am bootal ñu ñëpp dañuy encadré xale yi mais ñoo leen di xamal seen démb ba en même temps jàngal seen alxam li ñu leen jàngal fii ku ci am xel ba maîtriser ko fu ñu mën a dem du ñu am ni ñu rek kenn du am bañ. daanaka fii la ñu leen di xamalee luy àddina dina leen jàngal lan mooy góor parce que soo gisee léegi ñàkk jëm yi am góor yi ñu si bëri jaaruñu si mel ku jaar si mel nii di nga fonk jigéen moo tax balaa ma lay eggale ba am ñëwal la diisoo mu ñëw nga déglu lan lañ wax foofu nan la góor war a téye jigéen góor war na téye jigéen bu ko neex rek mën nag sulul noonu du yoon moo tax ñu ne léegi fii la ñuy jàngalee xale bi warul nekk benn jigéen bu kollewul jigéenu jàmbur dafa ko jàpp comme jigéenam njulli yi nag seen lépp secret la Aliou Diop xamal ñu ci lu néew njulli ak jigéen buy doog a sëy ak jigéen bu am doom lu bon da koy soxla ñoom neen mun leen yor seen mbaxane yi du neen lañ koy sole moo tax mbaxane bi tey balaa ñuy dem dañ leen wax lan lay jëriñ ba ku ne dina fonk mbaxaneem ba fu mu toll non du lépp la ñuy wax ci biir la yére bi tamit am na leen takkal loo xamante ne mag ñi yére njulli benn doom ma nga këram ba léegi xam na la ca nekk lengay ay galaaju boo seetloo bu ñu rombee ci yéen koo tasa nga dañ lay dóor bu ñu kasagoon daal boobu tey boo ci jëloon mais boo ci amee ndigal ba jël ci sangu ci kenn mën ci yow dus njulli di étape boo xam ne góor mënu ko tëb ci dundam fii ci Sénégal nag ñu jàppee ko tradition bu am solo
Ndeye Mati Dieng di la jaajëfal bu baax a baax ñu daal di yegsi ci gëstu bi tey ñu jaglele ko kon orchestre Dande Leñol nekk orchestre boo xam si kon ki la di Baba Beydi Mal moo ko daal di jiite ñu def liggéey bu yaatu tamit ci musique gu Sénégal Mamadou Sow. baatu askan wi di li muy tekki si wolof Dande Leñol ñu ngi ko taxawal si atum 1985 lead vocal bi di Baba Mal gannaaw groupe yi mu jot a jaar Leslie Fouta Yelli Taare ba si groupe Wandama ak xaritam yi di Mbassou Niang ak Mansour Seck si la ñu décidé créer orchestre Dande Leñol. Dande Leñol morceau bi nga xam ne moom moo jox l'orchestre tour bi ma nekkee France laa ko composé ko enregistré ko ci enregistrement boobu ma la wax bi ñu ñëwee ak Elan Ndiaye sama xarit ñu def 2 cassettes Yella ak Wangu bu njëkk ba ñu def orchestre Wandama moom mu continuer di def production man ma continuer def l'orchestre Dande Leñol parce que mënu ma woon intégrer ñi nga xam ne mënu ma leen woon bàyyi ñoom Mansour Seck mënu ma woon bàyyi ñi ci des alors que Wandama c'était autre chose c'était très restreint ma dellu ñaan ko prédisposition ñu continuer def Dande Leñol doon yëngu ci xeetu musique traditionnelle ñu ci doon nemmeeku it instrument moderne yu ci mel ni clavier ak guitare électrique ñaari at rek gannaaw bi ñu taxawalee orchestre bi ñu tàmbalee tournée bu njëkk sa Europe li ko sabab mën nañu wax rek ni xeetu musique yu bari yi ñi faral di dégg ci way yi ak it seeni façon de jouer sur scène ko woon ñu gëstu dajale lépp indi bu ñu ñëwee ngoon gi ñoom ñu toog ne tel morceau naka lañ koy changer seen lan la ñuy dugal ci biir léegi bu ñu demee ba kii ko nekk tel guitariste yow yaa koy guitare ce travail là d'équipe loolu bokkul ak ñu jël la teg la sur la scène ne nii ngay déplacer sur la scène lii ngay sol atu yi ngay utiliser sur le plan décor par exemple layu yeeg lekkat yeeg kii yeeg lu ci nekk rôle am dafa am importance. noonee sax la star planétaire yu bari bëggee woyandoo ak orchestre Dande Leñol tey Dande Leñol mën nañu ko boole ci groupe ba orchestre yu gën a mag ci àdduna bi gannaaw 35 ans bi mu taxawee ak léegi orchestre bi teewul mu ngi wéy di bégal melomaan yi. jaajëf Mamadou Sow Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di defal nataalu Ousmane Socé Diop. moom ab bindkat la di am homme politique sénégalais daal dina fësal ay livres yu bari ba ca gën a siiw nag bokk na ci Karim ñu teewlu Fatou Sow ci nataal bi. écrivain bi woon wàllum politique itam ñu ràññeeku woon ko ci bu baax ak courant littéraire bi di négritude Ousmane Socé Diop jàngee na ci école yu bari li ci mel ni école normale William Ponty ca Gorée collège Blanchot ca Saint-Louis dugg na itam ci ab école coranique bokk na ci ñi njëkk a am bourse ngir yeggali seen jàng ca France mu fa doon jàngee médecine vétérinaire ca Paris bokk na ci ndawu intellectuel noir yi sos mouvement négritude bi ci atum 1935 mu daldi tàmbali nag ci littérature fësal téereem bi njëkk duppee ko Karim di ab roman sénégalais buy xamle intersection ñaari culture bu ab ndaw bu góor bile roman moo ko may ñu jébbal ko ci atum 1947 Grand Prix littéraire d'Afrique occidentale Ousmane Socé Diop wàllum politique itam desu ci woon ginnaaw ndax ci atum 1956 la sos mouvement socialiste d'union sénégalaise MSUS lëkkaloo ak bloc populaire sénégalais BPS ci atum 1958 jàpp 1959 ñu daldi ko tabb ministre du plan gouvernement bi Mamadou Dia jiite woon tabboon nañ ko itam ambassadeur Sénégal ca États-Unis ak délégué l'ONU ci atum 1937 fësal na téere bi di les mirages de Paris ci atum 1938 contes et légendes d'Afrique noire ci atum 1948 rythme du Halam ci atum 1953 mu fondé revue littéraire Bingo Ousmane Socé Diop kàngam bu mag bi woon ci wàllum littérature ak politique génn àdduna ci bésu 27 octobre 1973 ci Ndakaaru di ko jaajëfal bu baax a baax Fatou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Carlou D. Carlou D waykat la compositeur la nekk tamit guitariste waxtaan wu yaa séq na ko ak suñu naataango Kumba Ba ñu teewlu ko. Carlou D ñu ngi lay nuyu di fàttali ne tey yow yaay sunu gan ci Midi Culture. ñu ngi lay fay bu baax soxna si. question bu njëkk bi mooy gis nañu ci sa carrière dafa am benn constance boo xamante ni moom nga mës a conserver loolu secret bi lan la Carlou D bokkul ci artistes yi nga xam ne da ngay toog naan gëj naa ko gis wala présent wul ci scène musicale
bi lan mooy def loolu. waaw déjà dañ ci sant yàlla bi nga xam ne constat boobu am na ci constance boobu loolu nag li koy def mooy artiste bi non seulement liggéey bi da koy jiital mais li muy def da koy dund c'est-à-dire di wax loo xamante ni dunduloo ko en premier day def li say wax du méngoog sa jëf te ñun bëgg nañ lépp lu ñuy wax rek mu nekk lu ñuy dund déjà lu ñu gëm la di ko défendre ce qui fait que toujours constance bi day am ndax da nga koy dund day méngoog sa dund tant que yaa ngi dund te obligé ngay génne ngay wax ngay partage ak ñi la bëgg di la topp woy bi mooy ubbi bunt bi kese la waaye nag boo jàllee bunt bi leneen la waaw leneen li mooy melokaan bi jëf yi gëm li ngay wax di ko dund. Carlou D gis nañ ni dernièrement génnee nga ay single mais gisaguñu album bi kañ la ko fans yi mën a xaar. waaw c'est vrai album bi moom rendez-vous bu ma am la ak suma fans yi depuis bi ñu ko tàmbali chaque 2 ans ñu def benn album ñu ngi waajal benn incha allah d'ici fin d'année bi bu soobee yàlla. ci actualité Carlou D Nit Dof dafa def benn sortie di clash ñi nga xam ne ñoo yenn animateurs yi daan animé rap tey ñu dem ci mbalax yow ban gis-gis nga ci am. bon xam nga rap moom dafa am logique am ay clash Nit Dof bi muy tàmbali clash la tàmbali et man mi toog la njëkk a clash ci ñum ba njëkk a clash la bokk te terewul suma gaañ la suma gaañ la amuñu suma gisee daf mooy nuyu ak respect donc loolu ma rafetlu ko comprendre ne que li muy wax ci micro bi wala devant ses fans n'a rien à voir ak li mu gëm ak li muy dund bu jàkkaarloog yenn nit yi je pense que ñiy jóge ci rap bi dem def mbalax loolu la ñu war a def nit day am ouverture pour man bu la yàlla may yenn yi ce serait dommage nga joxe ci benn tey li ci des. bu weesoo loolu Carlou D projet yi nga xam ne moom moo gën a jàmp yan la. projet yi gën a jàmp moom mooy déjà liggéey ci album bi nga xam ne warlu nañ ko ak ñi ñuy déglu chaque 2 ans et am na yeneen yoo xamante ni bari boo xam ne xaw ma fu may tàmbalee xam naa daal bu yegsee dinañ ko gis partagé ko ak jàmm ñi incha allah. jaajëfal ko moom Carlou D. jërëjëf kontaan naa merci. di fàttali ni moom moo nekkoon sunu gan ci Midi Culture. jaajëfal nañ la bu baax suñu naataangoo Kumba Ba Midi Culture ñaar fukki simili ak juróom moo toftal ci midi ñu dikk yéen ci li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. léeg-léeg doomu aadama ñaan yàlla sunu borom ñaan goo xam ni bés bu nangoo mën na koo jural loraange daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp ñoo xëy di nu xamal ne taw ak ndox yu bëri yi askanu Sénégal doon sàkku ci yàlla sunu borom may na leen ko ba gàncax gi tàmbalee law ca kaw ga bu dee taaxi nag mbënd mi ak dënnu yuy daanu la leen jural tax l'observateur L'As Les Échos ba ci Vox Populi ñoom ñëpp ku nekk xëy nga di ca wax ubbi l'observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne Diakha Cissé Madamel ca Parcelles Assainies la fekk baax dënnu moo ko faat fekk mu doon taw mu yoreb téléphone portable teg ko ca nopp ba di wuyu Cheikh Fedior moom tamit waxambaane la gu dëkk ca Sacré-Cœur nekkoon tamit raxaskatu oto moom it dënnu moo ko padd ca mbir ki laan it dënnu padd na fas ndaw soo xam ne dafa tolloon diggante ba yegg ci juróom-ñaari weer bootoon tamit doomam doon wuyoo ci turu Fatou Ba journalu Futur Média bi ne yéemu nag jot na waaye samp laaj ne ana paratonnerre yi nu waxoon ndax nag diirub ñaari weer yi rek fukki doomu aadama ak ñaar dënnu padd na leen ba nu ñàkk seen bakkan Vox Populi mel ni ku naan waa l'Observateur ëpp na ko ubbil yéenekaay bi journal bi ne boo jëlee Ndakaaru rek dënnu gi faat na fi lu tollook juróom-ñeenti doomu aadama ci biir réew mi nag li fi dënnu gi faat toll na ci fukki doomu aadama lépp nag boo ko boolee muy fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne si yëngu gi moo leen rey La Tribune ne lii nag mooy musiba dëgg te nag jot nañu sàkk ci pexe Seydi Gassama ci biir Vox Populi ne ana paratonnerre yi journal des médias bi mel ni ku naan ko laaj ko nguur gi fi nekk ndax nag ñoom rek ñoo defut seenub liggéey ndax ñi doon saytu taarixu réewum Sénégal def nañ seenub liggéey na mu waree Sud Quotidien ne professeur Iba Der Thiam kay coow topp na ko ndax nag gannaaw li mu xaatim ci biir histoire générale bu Sénégal bi mu doon sàkku fu nekk ay xaxar ak i ŋàññi ma nga fay riire di ko utal si yéenekaay bi ne loolee moo sabab professeur Iba Der Thiam génn ci cell gi mu nekkoon andi tontu tàmbalee ko ci ñu nuy duppee ceddo ba ci njabootu ko njegéen nga nekk ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès professeur Ousmane Sène bu war ne nag laaj bi mi samp moo di ndax am na am réew mun masa bind taarixam te coow jibu fa tey te li koy sabab moo di kenn mënul fexe ba xalaat yépp bokk ca lii lépp nag tax professeur Ousmane Sène bu war ko jàpp ni professeur Iba Der Thiam deful dara li nu def dara kay moo di mbirum terrorisme Sud Quotidien CEDEAO $1 milliard ci xaalisu dollar la noppee teg ci taabal ji ngir jële terrorisme ci déndu Afrique Le Quotidien loolee lépp bu nu ko xaymaa dina tolloo ko $1 milliard ci kopparu CFA boo xam ne si CEDEAO noppi na koo génne ngir faagaagal terroriste yi stade Nelson Mandela ba nekk ca Mbàkke Bawol léegi tey ñu faagaagal ko ubbi l'Observateur journal Futur Média bi ne lépp nag moo ngi doore ci njabootuk Mame Mor Diarra Mbàkke ga fa nekk te it yàgga naqarlu pegg ganu samp
campé stade ba ndax nag nee nañ dafa jege lool armeel ya nga xam ne ay kilifa ñoo fa tëdd ba ci doomu ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba waaye itam stade ba dafa jege lool jumaa yi Mbàkke Xewar yéenekaay bi ne moo taxit Serigne Mountakha Mbàkke démb ba mu fa demee ngir amal fa tukkim nemmeeku li mu leen xamal moo di ñàkkoon koo dégg rek waaye fi mu toll nii jàpp leen ni saafara dina ci juddu làmb ji ngir saafara juddu ci faaw ñu génne koppar yu bëri te takku teg ko ci taabal ji sunu làmb ne boo jëlee Balla Gaye numéro 2 mi ñuy dox digganteem ak Tapha Tine li ca gaynde géejawaay gi xamle moo di ngir mu sëgg bëreek borom taq ci ripp faaw ñu teg ci taabal ji téeméer ak fanweeri million ci xaalisu CFA. ma nga noonu Serigne Saliou Seck doon jukkil li ci yéenekaay yi Midi Culture Serigne Saliou Seck kon wàllu ko musique la ñuy tàggatoo. tey ñu leen di dégtal wooyu kon Papa Sidi Ba bi mu duppee kon li nga xam si moo di Balia. mu nekkoon kon wooyu Pape Djibi Ba foofee tamit la ñuy yam mbokk yi ci Midi Culture di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj. jaajëfal naa la Serigne Saliou Seck jaajëfal mboolem koo xam ne mi ngi doon bàyyi xel ci internet bi ak ci 99.4. cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Dominique digital Yacine Pouy léegi kon Alaaji Baye Cheikh mooy ñëw wëyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture. King FM. Le son nouveau, c'est ici. Et pas ailleurs. La musique, c'est nous. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. King FM, première radio digitale du Sénégal.